ziar mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey aussi dañ ñëw ba fii ci Tëngéej waaw ñoo ngi Rufisque ñëw seet si un espoir comme j'ai l'habitude de le dire une valeur sûre dans l'arène en l'occurrence ki ma ñëw seet si tey mu ngi wéy ci turu Gorgui étudiant nekk pensionnaire de l'école de lutte Songane Gueye nekk fii ci Dangu moom lañ ñëw seet si tey fas yéene séq ak moom waxtaan di leen wax si sama gars yi c'est un champion mais champion la ci ñaari boor moom c'est un maanaam mën naa ne wala joo xam ne mérité na gars yi xam ko xàmmee ko ràññee ko bàyyi ko xel bu baax a baax parce que mu ngi ci yoonam parcours bi yéeme la fi def parcours maanaam palmarès bu impressionnant bokk na ci li tax ñu déplacé wu tey fas yéene séq ak moom waxtaan parce que góor gi waxam bariwul moom day dem bëre daan ñëw laaxu loolu moo tax tey ma déplacé wu ñëw fas yéene séq ak moom waxtaan Gorgui étudiant école de lutte Songane Gueye mooy sama invité tey mbër mi maa lay ziar. maa ngi lay delloo ziar Seydina. naka yi tey. sant yàlla bu baax a baax. Gorgui l'étudiant. oui moom la. bu Tëngéej bu Dangu bu école de lutte Songane Gueye. waaw moom la kay. avant tout lan ngay nuyoo déjà ñi lay seetaan. waaw maa ngi nuyu ñëpp képp ku may seetaan si à travers site bi donc di nuyu Sénégal yëpp avant tout di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm ñi feebar tëdd si lalu hôpital ak période mbas bi ñu toll nii ak yeneen yàlla na leen yàlla fëgg seen bopp ba ñu dellu si waat seen activité ñi nekk prison caabi féete leen ginnaaw maa leen di ñaanal yàlla won leen caabi féete leen kanam ñu delluwaat seen i activité képp koo xamante ne génn nga àdduna muy ku si mel ni suñu père Balla Gaye si làmb ji père Doubalès waaw père Mbaye Gueye et cetera donc ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla yërëm leen te xaaral leen àjjana fi ñu jëm gën a leen fi ñu jóge ak mboolem jullit foo mun rawantewuñu sax weer billaahi wallaahi dëgg la dafa dem quelques vingtaine de jours plus tard ñu ne ñu père Doubalès dem na dëgg la àdduna moo demee noonu te tolloon nañ fi ay jamono il paraît ñun fekkewuñu mais dañu ko expliqué ni seen làmb moo fi daanaka ni Balla Gaye ak Modou Lo mel voilà mais ñoom Mbaye Gueye Doubalès la woon très bien voilà donc tey jii bu demee ni ñu xam ne àdduna léppay jeex donc nañu rafetal lépp quoi. nay rafet. benn instant kan mooy Gorgui étudiant. waaw Gorgui étudiant benn ndaw la rek. waaw nekk jeune nekk mbër si làmb ji bokk écurie Songane Gueye en même temps nekk professeur d'éducation physique et sportive. waaw di servir fële sa Kédougou. génne INSEPS bu Dakar. waaw am naa bac ba def 6 ans de formation génn. depuis 3 ans léegi maa ngi Kédougou di subir foofu di dispenser foofu ay cours de PS si lycée bi quoi lycée commune 1 di profito di nuyuwaale sama proviseur ak ñëpp waaw. jusqu'à présent on dit Gorgui étudiant. waaw étudiant on dit Gorgui professeur. waaw xam nga turu étudiant bi boo xoolee ak turu professeur daanaka benn la rek lépp si milieu éducation bi la quoi donc ba tey génnuma si. donc étudiant laa jóge woon nekk professeur mais teewul statut éducation bi may représenté ba léegi moom laa représenté si laa nekk tey ci cadre boobu ci ngay yëngu si laa yëngu mais sa histoire ak làmb fan la tàmbalee lan moo la boole ak bëre waaw li ma boole ak bëre mooy dama nekkoon Casamance sama benn grand Ibou Ciss moom laa nekkaloon foofu mu bëggoon làmb trop donc moom papa moo nekk nii sax ma nekkoon ak moom foofu mu gis sama jëmm chaque fois moom da doon fooyee bëre tout le temps ñuy entraîné mu gis sama jëmm ak yooyu noonu ñuy entraîné maax moom ba mu jéeg saa ne ma yow bis ba ma mënee daan rek war nga mën a dugg si làmb quoi ma ne ko boobu mu ne ma waaw nag affaire bi nag dama daan tëdd guddi sax bu may def xalaat ma ne grand bi nag xaaral si laa dugg def kii nu mu tuddati sax di entraîné guddi bëccëg di ànd ak moom di appui avant di def lépp ba benn jour ñu dem géej dañoo ne si rek ma jël ko rek da wax moom mu jaaxaan mu ne ma noo booy léegi dama lay dugal ci làmb ji. nga jàpp ko daan. ma jàpp ko daan ko. si la ma ne léegi nañ dem mu yóbbu suñu premier combat bu ma bëree mooy compétition lycée la woon. fan la woon. à Sédhiou. waaw fa laa jàngee. fa nga jàngee. très bien di profité di nuyu waa Casamance yëpp Mbadi Mandinkool Mbébé kontoon na xam nga man fa laa bàyyee ko donc di nuyu waa Casamance yëpp après nag si laa kii nu mu tuddati sax si laa commencé bëri si compétition lycée bi foofu quoi xam nga dañuy def chaque classe indi benn mbër ma boo représenté woon suñu classe ma daje fa ak sama premier combat maa ngi bëri ak Jégaan bu Rock énergie. Jégaan man. Jégaan bu Parcelles unité 10. daje nga ak ndaanaan. ndaanaan bu ma waaw muy sama gaan nag léegi macha allah depuis boobu la ñu fasante kóllëre nag moom laa njëkk bëreel te moom it man la njëkk bëreel. waaw ak mën a bëree Jégaan. très bien moom laa bëreel mu daan ma continuer comme tournoi la woon mu génn si poule bi ma génn ñu continuer waat ba dajawaat final
ñu dajawaat final mu daanaat ma mu daan ma 2 fois si benn ngoon da nag. ngeen njëkk a daje mu daan la nga génn ci poule bi yeneen 2 victoires. nga bërewaat daan bërewaat daan. victoire voilà après ñu dem dajeeg beneen poule bi quart de finale demi finale finale ñu dajawaat final maax moom mu daanaat ma encore. daal tournoi boobu mën naa ne yéen ñaar yéen a fa mënoon. waaw ñoo fa mënoon quoi. même instant nga est-ce que boobu nga ko jàppee dëggantaan wala ba instant boobu ay folo. waaw boobu nag ay foo la woon quoi franchement waaw ñun ñaar ñëpp ay foo lañ ko jàppee woon mais après bi affaire bi jeexee quelques jours après mu woo ma ne ma mais Mbër yow jàppante nañ quoi mais li ma centre si yow est-ce que doo ñëw ñu bokk di entraîner affaire yooyu noonu ñu commencé di entraîner ba def fa benn écurie bu ndaw des fois dañ daan ànd dugg ay jiree ji yenn village yi di dem mbapati foofu xam nga ànd ak moom si moto nii kenn. yéen ñu bokk benn école. waaw bien sûr des fois moomay su ma daan mbapati moomay ngemb suy bëree après finish maa koy ngemb ba ñuy dem ay compétition régionale ñu koy gagné et cetera drapeau mairie bi moom mu jël ko et cetera xam nga noonu lañ daan def quoi ba après zone boobu daal ñu nekk fa ay mbër yu incontournable. ba xàmmee leen ràññee leen. très bien bi ma amee bac nag ñëw bi ma ñëwee bac ba ñëw fii après si la sam pap mu ne ko bëgg naa dugg si arène bi mu ne ma balaa ngaa dugg si ay bëreeg yooyu noonu il faut nga dem def concours école bi ñu naan INSEPS parce que foofu boo fa nekkee di nga mën suivre sa carrière te di nga mën a jàng mais à part ça yeneen lamb dafa fiir boo duggee si beneen domaine après day kii ma ne ko man yàlla dafa def sport moo nekk sama deret si laa def concours bi réussir bi ma réussir concours bi nag dem foofu daje fa ak ñoom Abdou Badji sama monsieur Abdou Badji bu baax waaw ma daje moom foofu première fois bi ñuy def cours combat moo ñu yoroon foofu cours combat si la ma détecté ne ma booy ñëwal stade Léopold ngay entraîné foofu si gars yi après mu xëcc ma foofu. INSEPS daje woo fa ak mbër bu ñaan Eumeu Badiane. Eumeu man bi may nekk 6e année la ñëw quoi waaw ñoom man bi may génn. benn année yow année bi ngay génn moom année boobu la dugg. lay dugg Eumeu muy sama gaañ dañuy déggante daf may woo di ma laaj conseil ma di ko encouragé te bi muy dugg presque mën naa ne même ku koy manager lépp maa ko boole donc ma jàppale ko bu baax a baax. taxaw ko muy booy bu yaru. booy bu cool bu gëm boppam nag. mën bëre. mën a bëre. waaw. joolaa bi mën a bëre lool. Eumeu Badiane maa ngi koy siyaar bu baax sama gaañ la waaw donc si lañ continuer di dem Abdou Badji yóbbu ma si ASEF ma nekkoon foofu après di entraîner si laa xamante ak ñoom Thiaka Faye ñoom Jaguar affaire yooyu xam nga donc après bi ñu fa jógee si laa ñëw ne war naa ma laaj Abdou Badji ne ko waa man bëgg naa dugg si arène bi quoi mu ne ma booy mu ne ma waa mu ne ma sa morom yi rek a fi nekk si arène bi. mu ne ma gabarit bi nga yor kon encouragé na la. waaw gabarit bi nga yor ak li ma gis nga koy bëre ak fit gi nekk ci yow mu ne ma boo duggee si arène da nga si am cër. sa premier combat arène yaa ngi fàttaliku kan nga bëre. bu baax maa ngi bëre Pape Diouf numéro 2. Pape Diouf numéro 2 ban. Pape Diouf numéro 2 bu kii nu mu tudd sa Bada Jon. waaw moom laa njëkk a bëreel. waaw stade Iba Mar Diop. Iba Mar Diop boobu comme dama wàcc école rek génn. dajeex Malick Thiandoum fekk dafa amoon combat bu foofu noonu quoi bi ñu waroon organiser xam nga ñoom dañuy teel a ñëw si stade bi di def mise en place yi bi ma génnee ñëw nuyu ko ne ko man de wax dëgg fa yàlla mbër laa INSEPS fii laa ne damaa bëgg a bëri arène Malick Thiandoum maa ngi koy nuyu bu baax mu ne ma arène rek nga bëgg a bëri waaw mu tourné ne ay Pape Abdou Fall kaay mu oo Pape Abdou Fall ne ko dama bëgg nga tëggal ma booy bi étudiant la mu ngi école bii dafa bëgg a bëri arène mu ne ma Pape Abdou Fall ne ma yow ñeme nga ma ne ko non balaa nga xam ne ñeme naa jox ma combat pare rek mu ne ma d'accord xaaral moo boole la ak Dieye mu oo Dieye jamono yooyu ñoom dañoo collaboré woon di job mu oo Dieye production Dieye woo ma ne ma ngoon nga ñëw xama fan ñu daje fa ma woon la sa adversaire ba xam ñeme nga ko ma ne ko amul problème ma dem mu won ma ko dama dem sa waa ji ñëwul ma ne ko mais comme ñëwul sax man garaawul man jox ma rek avance jox ma combat bi. sa premier combat yaa ngi fàttaliku ku bëre woon grand combat bi kan la. grand combat bi Cobra 2 la ak Malem Niani si la Cobra dóoroon mu daanu noonu mu ngoog combat boobu laa bëri mooy sama premier combat très bien. nga bëre ak Pape Diouf numéro 2 nu mu dem. dañoo bëre ma daan ko. nga daan Pape Diouf waaw. deuxième combat bi nga am kan. deuxième combat bi ma ñëw am Mamba la. bu benn bar numéro 2 bu benn bar ak mbooloo. très bien ndax ma daanu rek. mu daan la jël bu rek ki jëli naa ko keroog barki démb rek ñu ngi waxtaane jël bi. non mi ngi fii mi ngi ci keroog émission mbër ci waaram laa ko jëli carrière fa muy joobee ñuy waxtaan ba àgg ci ma ne ko booy góor gi étudiant gis nga ko instant bi mi ngi prouvé grand combat lay bëre genre yooyu xam nga rek di ko xaw a kaañoo yooyu mais boobu moom dalaa nax. daf maa nax non parce que arbitre dafa siffler rek ma yenn ko dóor suuf pour man nag làmb ji jeex na quoi après si toor ne nañ bërewaat parce que action bi si biti laa ko daane waaw parce que bi ma koy yëkkati nag bon arbitre nen dafa siffler avant action bi man nag dégguma siffler bi am sa yaram am na booy bul saltel siffler am na arbitre dafa le prime nga jàpp sa waay yéen ko dóor ci suuf konteegul ngeen ñëwaat nga jàpp ne booy bi maa ko mën genre di actionner affaire de acteur yooyu ma ñëwaat di def même action
coach bi sax nga ma doon yuuxu dalal xaar ko kii yaa ko mën xaaral nga téye ko mais nag ne booy maa leen mën. très bien ma ñëw rek voilà ñëw rek dal si kawam mu sama biir action sax la ma daane parce que dama doole ji ma ñëwee si la ma xajal voilà pivoté rek bàyyi ma dem ak sama moo tax ma ne dalaa daan jël bu rëy mais est-ce que du jël ba moo la def mbër. si laa jóge nag teg la ay victoire nga jóge ci gën a dal respecter say adversaire très bien parce que par la suite bi nga jógee ci Mambala kan nga am. damaa ñëw am dégg daaj daan ko bu Bada Jon la ne moom tamit yaakaar na waaw ma daan ko nu mu demee ñu dañoo bëre ma daan ko 2 fois sax jour boobu dama ko njëkk jongle dóor ñu ne si biti la encore mais comme li ma daloon si Mambala boobu mais comme daloon na ma ne du ma dalati ma teeyaat ba téye ko yoon da nga ñëw tey dal naj ko botti ko mu jaaxaan ange waaw waaw nga signé sa 3e victoire wala 2e. moo newoon sama 2e victoire waaw 2 victoire benn défaite. waaw après bi nga jógee ci dégg daañu nga am kan. Jackson Jackson bala ci. non avant Jackson kee laa amoon ah Tafatine bu Jandeer Tafatine numéro 2 bu Jandeer. waaw ku bëri woon grand combat bi. maag moom ñoo bëre grand combat sama 3e combat xam nga sama 4e combat laa def grand combat waaw Pout yëguma ko pour man fii rek nga bëre kon bëre nga Pout. bëri naa fa Pout grand combat Tafatine bu Jandeer. waaw ma daan ko jël bu rëy yaa daan Tafatine bu Jandeer sa premier grand combat kon da nga daan. waaw nga jóge ci Tafatine am. Jackson bala ci. Jackson 2 bu Géejawaay mbooloo Jackson Senior bu Géejawaay mbooloo. Jackson bi war a bëreeg naaru sokaas nii waaw mu ma daan ko waaw 5e combat. waaw ma bëreeg booy yow déet bul saa si film bi yow fooy jaar ba daan Jackson am nga bëre bu daan Jackson am nga doole bu daan Jackson am nga fit bu daan Jackson booy lañu wax de dëgg. seen naa yow xam nga ma yow des fois yàlla day def sax yow yaay seul yow gis nga yow sa genre gi yan la ñu war a teg si kanamu plateau yi ngeen di wax parce que xamal tax en fait da ngeen di dugg si écurie yi xam mbër yëpp yow mbër bu ñu la nee diw rek wax nga écurie ba wax nga nu muy entraîné wax nga ñu mbokkal écurie te da ngay dem lu ma leer ba leer mbër buy takk ngemb Sénégal fi dem nga écurie am seetaan contact am benn yoon wala ñaari yoon yow xam nga ku mën xam nga ku mënul. yow des fois damay ruube rek mais bu ma def foo jaar Jackson fekke naa benn instant mais dellu si ci déroulement combat boobu bi arbitre sifflé parce que déjà yow bañ la ne Jackson déjà da nga waroon bañ bëriwuma ak moom parce que déjà booy bi dafa toj mu nekk booy bu waane Jackson nekk ci allure bu yéemee dynamique tegale ay victoire kàngam freiné ko diggante ma kàngam li la dal ci Mambala moo ko dal foofu dafa ñëw di spectacle à gauche et à droite kàngam nax ko daan ko mu ñëw pour fay mer maanaam pour faj mer bi oh taxaw ndeysaan Jackson fees dell. combat bi nu mu meloon moom mosu ko mel moom macha allah waaw. foo jaar Jackson ba daan. Jackson bi ñu njëkkee daje mu ne ma booy dama lay yenu loolu la wax waaw ma xam ni effectivement day def loolu parce que seetaan naa ay combat am dafa bëgg ay jongle ma bàyyi ko ak jongle bi te li muy bëre dafa wóor. li muy bëre yëpp man jongle bi rek laa xam ne bis bu ko defee rek dinaa ko mbaar daan ko loolu moom. mais dalaa jongle dafa sëq sa géño teg la fii yëkkati ba ci kaw. waaw boobu daana woon nga. mais maa gën a gudd cër dama ko bàyyi yëkkati bi mu tëkkatee maa ngi téye sama loxo si ngembam manit bàyyi ko si sànni très bien sama premier tànk bi teg appui dafa tegu rek ma wañ ko mu jiitu ma parce que moom instant yi day déséquilibré quoi parce que benn tànk rek mooy taxaw waaw. mais loolu. tactiquement loolu dama ko entraîné ci combat bi parce que écurie boobu dama am ñu mel ni ay Tidiane Faye 2. Salif bu ñu lay téye di la jongle donc ñoom laa doon bàyyi ñu may yëkkati ak benn dof 40 ans bandi 40 ans jongle rek lay def donc ñoom laa doon kontagal lu si ëpp. ku si mais loolu c'est technique la wala coaching la yow yaa xaar ne waa ji bu ma jonglee fii laa koy jaar. pour déjouer. coach yi moom des fois dañ lay tegal stratégie bi ngay bëree waaw ñoom ñoo mën a déglu ko bàyyi ko aspirer ko bu ñëwee nga bëree si kawam mais nag comme quant à des fois li ngay déjouer yenn adversaire yow mi nekk si géew bi yow yaa koy préparer psychologiquement quoi te yàlla xam na ni jël boobu dama ko fanaanoo moo tax bi mu amee dama jóg ree quoi ne leen kii maa gën a xam nga boo xoolee action yi sax boo seetaanaatee vidéo yi di nga gis. daan Jackson jël bu rëy fanaanoo ma yeew mu am. est-ce que xam nga ne ba nga daanee Jackson loxo dar na gémmiñ. si la waaw bien sûr. te moom it si la jógee doon mbër boobu ba léegi. daanuwul boobu la gëj a daanu. bi mu jógee ci yow xam naa moom tamit yaa ko def mbër xam naa ni bu ma toogoon ak moom léegi na ma ne grand bi góor gi étudiant moom ma def mbër parce que booboog léegi daanuwul. ay victoire claire et nette moom lay signé jàpp daan wala dóor mu daanu. dëgg la moom kay vraiment mi ngi si yoonam ma koy encouragé bu baax. yow xam nga ni champion nga daal. bien sûr wóor na ma moom. benn instant nga signé une victoire claire et nette
sa diggante ak Jackson boobu bokk na ci li tax gars yi gën la bàyyi xel man boog man respecté woon naa la avant mais bi nga génnee ci Jackson cër bu ma la joxoon dafa doublé nga jóge ci Jackson am kan. ma jóge si Jackson nag si laa commencé dal si yenn adversaire yu mel ni Calcio. Calcio bu Kër Massar. waaw après Moussa Balla Gaye teg la ñaari defet nag mu metti waaw. ba déjà kee dafa jóge ci lancé Jackson dafa nekkoon ci lancé bu yéeme benn instant mu tegale 2 défaites nee naa leen carrière sportive dafa am des hauts et des bas dafay am des fois ay gudd yoo xam ne day lëndëm kiris doo gis dara da ngay gëlëm te des fois la plupart du temps mbëri li leen ko yóbbee mooy nekk ci lancé dem ba yëg seen bopp jàpp ne booy maa leen mën ku taxaw sama kanam dama lay faxas sa diggante Calcio est-ce que du excès de confiance moo la xañ. excès de confiance kay parce que dama ñëw rek dal si kawam amul sa round d'observation. te moom tamit boobu dafa am lu mu bëgg. maa ngi woon si dynamique voilà ma ñëw rek dal si kawam bi ma dalee si kawam nag jàpp ko ñu def action bi ma xattar bi ko ñu ànd tëddandoo quoi si combat guy gi si la woon ñu ànd tegandoo mais bon combat boobu nag ñu bëri ñu ngi naan daanu na daanuwul bon dafa bëri coow mais arbitre bu doon maay moom dinaa woote parce que njaax dafa am si bëre te pour man njaax buy am sax ku mëne action bi moom la ñu war a jox victoire mais malgré maa dem maa song maa jàpp maa def action ñu ànd daanu ñu jox ko victoire. est-ce que jiitu woo tuuti même bu dee tuuti. bon loolu la ñu wax ñoom man contesté wu ma aussi. daal moom lañ jox victoire. comme l'arbitre et le maître du terrain jox. nga jóge ci défaite Moussa Balla Gaye jóge ci défaite. Moussa Balla Gaye jóge ci défaite nga jóge ci défaite yéen ñaar ñëpp ku ci nekk ñëw pour fay bor combat boobu lan moo la. combat boobu moom dama koy wax tout le temps daf ma gën a pare man sportif laa quoi vraiment voilà donc daf ma gënoon pare parce que combat bi maa ngi koy jël si 14 jours. voilà moins de 2 semaines. moom dafa préparé 3 mois adversaire am blessé ñu woo ma ne pare naa bon xaw ma kan la waroon bëreel mais dañ ma woo rek ne ma adversaire am dafa indisponible yow lañ ko bëgg est-ce que du Tigo xaw ma kan voilà après si lañ ma ko jox biñ ma ko joxee nag ma fekk maa ngi doon gunge doomu Dango muy préparé kii nu mu tax sax kii la doon préparé ñax jariñu waaw ma ko doon gunge ma ne comme maa ngi si maintien beeg yooyu bàyyi ma jël ko mais nag biñ demee ba jàppante si la sentir naa ni moo ma gën a pare te xam naa ni combat bi su ma ko jëlee woon 1 mois avant wala 2 mois avant. pourtant combat bi bëre ngeen lu yàgg. bëri nañ ba dem mi-temps. non bu fekkoon te ni sa pare woo yenn pare yi arbitre danaan prip ñu ne Moussa Balla Gaye daan na ko mais résister nga. non bu baax sax. résister nga bu baax. par la suite yow bi nga ñàkkee combat boobu xam nga ni boo parewul 100% kon waroo jël combat. bien sûr si laa jógee nag ma ne nag léegi sawaay parce que combat jooni tam des fois loolu mooy inconvénient bi bu dul dara sax physiquement ak yooyu mais mystiquement ak lépp doo pare. donc wante dëgg rek mystiquement. si laa ne nag gannaaw tey dootuma jël combat boo xam ne voilà du passer 1 mois wala 2 mois. parce que dépassé nga niveau boobu. très bien bi nga ci jógee après nga am. Boy Baldé. ñu ne la tey nga dee. waaw ñëpp loolu lañ doon wax parce que Moussa Balla Gaye daf ma daan bi mu paree si man Boy Baldé lañ ko jox mu daan Boy Baldé. mu daan kon Moussa Balla Gaye moo leen boole. très bien ñu wëlbatiku boole ma moom maag Boy Baldé ñun ñaar Boy Baldé nekk daan ñu. Boy Baldé nekk may ma tudd Boy Baldé nekk le ténor de Sébikotane nekkoon ci lancé bu exceptionnel affilé 6 combats 6 victoires ñii mu dóor leen ñu daanu ñii mu jàpp leen daan teg ci suuf dem yoonam benn instant ñu freiné ko moom tamit mu ñëw pour se rectifier ñu ne ko góor gi étudiant bi ngi nii pour lan moo tax yow nga nangoo dugg fu est-ce que yow xalaatoo woon ni man waa ji bu ma demee dina ma escanté parce que kii dafa ñëw pour jëlaat place am lu tax fente woo avance Boy Baldé. non Seydina gis nga làmb boo bëggee egg fenn fi il faut nga nangu jël say morom di bëree jël ay risques parce que tamit diw dafa xarañ nii wala diw dafa def nii rek nga teggi ko. pël bi dafa pare de dafa pare dafa mën a bëre dafa ñeme entraînement te dafa mën a xeex. ma fi si lancé boobu laa ne maanaam Boy Baldé dafa xarañ wala dafa def nii rek nga bëgg ko teggi kon doo dem fenn man en fait soo gisee may jël ay Jackson ay Moussa Balla Gaye ay Boy Baldé boo xoolee làmb ji génération ñi ma bëreel kenn gënu leen metti. sa palmarès ku xool ay combat soog rek nga ciy fekk. combat choc kese fu ma jël nañ ne étudiant tey la ko booy bi di rey ba si Pape Diouf mi ma njëkk a bëreel punkal la bi ko gars yi gisee sama waa gàll ñëpp naan waaye yow kii. xam naa Pape Diouf moom ngay wax. mu ngoog très bien Tafatine Jandeer mat na ma deux fois njool taay si kaw comme Tafatine la toll njool ci kaw. billaahi ma daan ko ak yeneen waaw. yaa Boy Baldé nekk sa 2e grand combat. très bien. combat bi bëri woon coow. waaw bëri woon coow lool ma xam ne nag si 2 défaites laa jóge mu jóge si 2 défaites moom Yeksil moo ko daan. Yeksil moo ko freiné ba mu nekkee ci lancé Yeksil moo ko freiné Moussa Balla Gaye daan. Calcio daan ma ak Moussa Balla Gaye ñu boole ñu
léegi nag si lañ bëre. kenn warul daanu. kenn warul daanu défaite interdit. très bien moo tax combat boobu mënul woon bañ a metti mënul woon bañ a metti si lañ ñëwee bëre bu méttee métti dem ba mi-temps ñëwaat li ko nax nag mooy dama ko indil pied droit yàlla dafa def bokk naa si rare mbër yoo xamante ne mën nañ bëre 2 pieds man gauche droite mën naa jiital droite boo xoolee samay combat yu bëri